Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464-838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, Yaibaram. For all your pastry, bakery, and quality food, CK Restaurant is the only place to be. We do catering for birthdays, weddings, and all related services. We have all kinds of local foods, American,
European, and even beyond. Come and have a taste of our local juice, ebe, and other services. At CK Restaurant, customer satisfaction is our priority. Agad. Mbijan raganyani. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyenji. Okay. Korsa. Nsila ID soto. Ha, sa soto. Sorry. Agad. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Ah, mbare mo ki janna nun kunu bara tariaka. Ah, jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Ha. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato nim fo bolong blabe to. 56 branches mola soto Gambia jam. Ha? Ha. Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nka kono kiya bere to. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta même na kodi to poto nin kodi maraw jannam number 1 di nyonta andum fana nata anoda enterprise sotale wala nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi mane domorol din fana be teat Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je ha wo mo yo diat ha apelenta baraka ni na lafta nyelen kendol e binaji yalo bu kanyi la ko la baraka ba yalo ndel chosano lo baraka momo ya lonko ay ben jibe kanja baati yakachala ngamin ke jang antenen salijo ba hanin alaji bora be a jena wa fana bulo mu ta do monding a biya man nanan jang comme ka kale nyamen tron a bad jani beduna na kacha kono a mil fana ye bulo do na programme ko to nta dunda no programme ko to fana meten to a major ya wala na partnerti a bel aqua itol fana ma fule ko baraka ba tani lokon juice fana katara janne nkan kangol sumiyende ala CK restaurant itol fana ba tentula ambe jayila amba kutu ani ije investment a balwo yuna gamsel amba fule be ko ya baraka alaji bora defana mbulay ni jibendir lalle ñoo konton thank you baraka ba ke ufala only sister no, Taina, you're so excited. I don't know why, but you're so excited. If in my in-law, mba follow Audu billahi minna shaitani rajim. Audu billahi minna shaitani rajim. Audu billahi minna shaitani rajim. Mba follow alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sali xam nga tong nit la meñam num nekké non na rek xamna lu ma ci wax man duma yefar de do yefar way daga dem dara ha dem lo dara wa haral man xam nga jiko moy de dem dara nit mun na dem dara nga janga be sa bop bi tocc do tiye yoonu li dara santala so yo nga dem ci dara bi sa bop xam nga man ngay jëngu dal di try xam nga fale ka yalla rek mo xam kan moy duggu arjana kan moy duggu fale man ma ngay jëngu rek di try na yalla jappale ñu ñepp mu nga janga bismillah mun na ko janga bu baax sa ko lolu yow loolu indiwuma fii pour ma wone suma bopp sali door nga de no allow me just to come nenta mo karano mun na saya malol mbe fola nga man sa talla tentu nga annabi jay waka mbe duwala na sawante furol be nta fola mbe duwala mbani fa damaye amen mil bebe yomal kiyama alma alay so jannatul firdaus amen 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 kono amen Alain kende ma bendi bilan kontanta wala bat ndikita ko nadiyata alay kumobe moyla jam diamo ni na beteyata
mol salon ko Allah taala lo mbar na tiñata ntel lo mbar mamira be tiñal suñu wax bi si fekke baxna ñu xam lolu suñu borom la kon si yokke ñun la kon ñaanuma yalla lolu mu am oto no botaje mbe farsanya ñol konton na efo ñol kata ntamane wol England kata aiso ñol Sweden be konton na fo fenke la may ñin kacala kamara kundankol be konton na minketa mba fatu ñol ti kata no wañol nimboto to mbem fala sister konton na minketa Aisha Singate ti currently abe siro abe ñin kacha jube kan Scotland Aisha Charitable Foundation mi ya lon ko every day aka thousands of cases will receive mi ya lon ko ay Gambia mama lon ko no jara lola fannala mba konton na bake na bota je mfala sister minketa ajara to mbakuti binta kontati Atlanta alana Georgia mba konton na bake kombo faraba dingolo min tam CKS restaurant anin CKS creation mba konton na bake bay kendo mari musu kendo mingani yo seniat mba fanan konton na bake mba tentula mba jayla bake no bota je mbe alon ne ko Senegal ne Gambia nga sambale soto min ketan telephone na banko nyaton ko tinna police nyaton ko aye danku mansoma mbe job kundani balangari be konton na sangala anim Gambia police mbe be konton na sangala bawo ndala tata dami mbe ko le batu alama ta dula fi sala abodulati amen Senegal fana mbal konton na sangala min keta chon sekala santi alma chon sekaduna arjanna alma Muhammad kala jatiti alma la mun ko mela dimbal bebu me walina la family be konton na sangala amen nin sita jam fon soke kantum mo ba fulale la banko kam saya no keta kay mbe nyanta ngake kilinti la hani baluoto oto nyina mun na konton diroti abaraka ani nyatal ak ila konton diro ni nyake ba kale ni nyanta assalamu alaikum yeni ñu nekk seetaan ñu na leen ci seen tour ak ci seen santal di leen dalal ci beneen baadi Yakacha fii ci Kër Fatou comme ni ko defee every Saturday isil leen topic yu am solo tey nag comme ni ko Bora waxee rek waxtaan bi dafa nar a am solo léegi gis nañ lu bari moo nekk di happen ci dëkk bi tey ku nekk yaa ngi toog sa kër you are wondering is this the Gambia you used to know tey nag moo tax ñu toog fii nii fas yéene waxtaan ak yéen comme ni ko Bora waxee rek su wax bi rafetee ci yàlla la jógee ci ñaawee ci ñun la te ñu ngi ñaan daal ñu toog fii wax bu rafet ñu jógee fi te duñ merloo kenn suñ xarit bi nag jeena bu bari ñëwut waaye ñu ngi ko jaajëfal fu mu mënti nekk mu ñoo seetaan comme ni nga ko waxee tamit ñuy jaajëfal suñ partners yi nga xam ne ñu jàppa si programme yi just to make sure ñu entertain suñ viewers yi su ko defee Kër Fatou la daal mu neex rek na camera timo fana nka e kombu kafea mbe Omar kontona mbe sibo fana kontona hana man do ku nyala ma soto Kër Fatou bari ba tala ka kono kino tala ka fala to tala nop sibo te sibo aka no sibo suma dom la suma jarbaat way dan ko reches mbe tafa kinte kontona anin mbe Charles kontona mbe gaji ko fana kontona indi dem ko moto fu dandi indi dem ko moto bari sibo juma no sibo sire but not sibo okay mbe sire kontona mbe fenke fanan kontonna mbe fature fanan kontonna ana problème o be fanan jigen bu bari problème la suma yaay la mba fanan kontonna sa harit la de baraka Alaaji Bora nga yanna sa il faut nga togn sa yaay ta to wax dega baraka Alaaji Bora bari janni be dun programme o fanan kono mil fanan kasi lokmo kela time o blaje kan ni programme o follow tol fanan mbe tentula mbe jayila ndita no because ni programme o kete nyaawnya diaspora Gambia mo yalan ko be dawo da do because YouTube viewers especially women's life matters and Gambia women's life matters tol fanan be tentula be jayile tol fanan mo be ya jelebe do kubeto min kikan be tentula be jayile be ya baraka bake sali comme ka nyami ndon bi wona time o en dam bakele man time jama soto ba Alaaji Bora comme ka lokmo lokum ka kacal fena million ko ay kumayata bakele en ka nyokarandi en ka kacajan sali bi fanan ngolna fi bi kaca kumayara ngal al dal bala nga nyakale sali o ba flañu Alaaji Bora nyaadi la ida be nga ñakane bo ndebe dami sainte diamo fatanda ko na faka bo ta sali est-ce que sali amulo far sosé ayo sali tay bo ya ngi lo xam moño mo boy sosé bobu dafa hudde ko indi nga ci yow ni fi luma fi wax fi la ko jangé bari moño mané de no mo ya lan moy moño sali ba say lay la ko bon ko
muña muña along malo mu ne muña muña ti way wone idabe muña kanne parce que hanga luta bora every time su def bari ka chafi de woni ni nen dabe muña kanne no bare muña bare fo ñami no sa very xel bi neex na ay ya kare baake hakilo no kay ma wala dama am power bank suma boppa bi su fa Déedéet dede waay. du de gina didit way power bank ba dedem lo bat okay ama de damit est-ce que ça est topic bi bi kana min kacha a wolem a Gambia bi mbo kay nta fintila bi o ma na kacha ba ben la Gambia mbe kata finti la nyame fanan Gambia kata nyame fo alaji bora koy taliban Gambia tol be siri nyame fo akoy taliban mbesi mayin sio mindo fo akoy telefon alaji bora bi wala na kacha Gambia kata nyame fo akoy taliban manam Gambia tay num nekk di demee ndax safe na am wala safe waaw alaji bora bi ndax wóor na wala wóorut waaw ngama wóor na lan ko di wala nekk ca wóor na wala ndax nit ñi óor nañ ndax suñ property óor na ndax suñ generation bi ñun óor na you know everything waaw ñu fi nekk di lu xew daal everything ñi daal si loo nekk daal ndax léegi jamono biñ toolu nii ndax léegi óor na wala bi wala bani ay nge follow bula kadu mba fala koten ka alhamdulillah rabbil alamin adinde alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ni kacha akamental ko fodum ikungulo kumate ban fo ikungulo fanuta ban fo jinnolo kumate fo wodiolo kumate ban fo man satallale sibon bari yabi njusu kungulo kon meta nyun kumbola meta nyini na nga sadabo nga duwa nyini mbara mbe ala jeyla baake mba tentula alhamdulillah rabbil alamin man so miyente da ha man do yasiye de bari mari yasinye bi mediamula ni ala kididal kasa Gambia mankoy Gambia kunun amankoy sokontuma bi alal hako tunye Gambia banko modu ako ikama koy ha lamor lalal sal hako tunye make politiki kan make tobo kan make fen kama bar ngake muna kama bankola Cairo bankola tanko bankola sabu nyimma anim bankola sinin anim bankola bi mbake ka wala kama katum Gambia kata nyami karwo kare mo fa problem kuma kutalom doron kujaw kewlom doron kujaw jaw ntal kat wala nyim banko kan wolum isi kumo moy banko kan mama be banko kan mo malom problemo be bor kabonan dami woto Gambia bi ma man koy yalla ni ko mo la man koy ntel camera le yefano ku abe nori wala fani koyolo ma finta wala mo koyolo wala mo fingolo ake hesal la be ke hesal hani mbe mimma da wala nti ko banko la tanko tubabol ko safety ngamara wala Gambia man koy de mbe diamul ni aji men dalay banko kanjang mol kafa mol buka mo falalo mol be furewol tombonna gotal kono suntu kulto kaburol be wurla Gambia telbe mintole fontal la jam police ti jamba nka polisol jo min na fale nka sojarol jo min na fale nka NIL jo min na fale muna kinna nga government nga create ko government is the institution of the state mi yalon ko it is responsible for the day-to-day affairs of the state or the running affairs of the state but now where is the government in this country nga jala min keta sanyang amanyan nakela birkama nyambay forest yo furaw tombo yalon banko kan nibije al nga political landi aside nga national interest kumandi kasa bi ni tabe kordalo la nyim banko kay buka kordata yalo la tikatuloto walla la jifo kon kodo ka be la jifo kono milba na be tubabu du milba man sakunda niaje ka Gambia tay ka beautiful household construct ke bill ngamara Cairo la be banko kan bar nyim mo ñofa akana la ban civil problem wala men kata sanyam be yaje moy mo fa di whole sanyam come out ime fa mutano burn down the police station they burn down the police station they burn down the Chinese factory mol ko be complain ko if you blame the youth of Sanya you should limit it yes because problem o min ka ke Gambia janga janne mo fa kesi sol kasiya janne justice delay justice deny I don't take it
ñun ñoo fa kulubali ya be a commencé ta biri ñin 2016 for 2016 non fo mu na mu ba ñun problème o be starta wala nko tonya nte am not a jamme fan ame baro fan nga karto fay barole bari nga difference jele ni ko yaya ka mo fa la ka mo fa ni ko yaya ka jamano kodo katinya fa la ka kodo dom but this rampant killing in this country I started during 2016 kana bir kama joko moy mo fa ni ta ka lo ko ita ka government defend who is government even in Bakau yeah ndel be mu government neti mo ya fa ma fa Bakau adu gambela problem o be nyami sai mili be mo fa ke je ka fole man kende mo fa ke je ka man kende mo ya fa ma fa bir ka ma janna bota jamani ka man kende mo ya fa ma aba nyim fa hani nyim be sanya nyanga mo ka man kende je ime bul fanka ni man kende muna ne me ding fa muna ne me fam fa muna ne me la musofa iman julo bule fankan baral nga film si excuse sol bula ni mole fay ka fe man kende kulu wali abe fari mola baro kono mol be man sakunda on the mind man sakunda ni mole on the mind allual implement akana fako voters card le be gambia no bul nar kal be strict la ba ke doron maybe 2021 you may lose your seat no momo ya alqur'ano muta ye kare e ko be gambia rule hey ya jambe ko ki jana 22 years barabu ka boy bira wul wato sita wulta because nyim mo fa minata atalal out of hand at control nola bil ka fako sanyan e manya na Chinese on la factory bonna e manya na police station o bon ndama I don't support them ka fako ya jani ma jani wotantala support but how about neo factory ka recover fo ka recover police station o fela Boubacar Jawara ka katalo $2 million but for Boubacar Jawara mo bi neo tata ben how many million to spend to bring that life back yalo Gambian wol Bob Maliko who feels it knows it al nga nafiki yabula mo funding ko min fata mam mo worry de adu nga fa mo le jang I don't want to blast the foreigners ndala mo le be nyini ndiro la wande banko ke be kuol but foreigner la kilina be siakan na banko kan I think we need to limit them some of our national activities nkake involved je ni na rally jibe president la rally ni la ko le ka foreigner je ni la country ni na national flag al nga condemn Fatu Baro muso min fata jang fulamoro muso min faja ya kuntum ayake boto kono fo Aboubacar tol is a foreigner number 1 tanje eko fulabiti kitiyo muso min fa for something sarlo eko foreigner lo nyen do fana Jibril Cissé eko foreigner lo adu ngajala foreigners want to take part in our politics kan nyawal kan hadani alu nga hakilo to back foreigner la kuoto right lom ka wandi citizenship soto by registration by birth by marriage by naturalization but nita manta wolebulo bela nkontel damal be nyola hadani la because of our different political affiliation mbe lunta talambe empower na banko kan there'll be a time they will kill us if the sembo soklante be ko because nyimmanke mana kendeti ningambia no le Senegal konten bimbe min ton tofa ningambia no le mofa Conakry mbe min to bin tofa ningambia no le mofa Bisambe min to bin tofa baranga Gambia dindul jele kalo they are insulting the use of Sanyang ngoko altel hakilo use laba nin Chinese factory min belori nin dia mo meta kerina over malo fo ya close ina tata yeje open problem wala be create kanje adu ngajebel ko China is a problem of Africa ngajibel foreigner tinano na banko kambe empower la even resources taleba use leba naja delta mun problem le bije Sudan mun problem le bije nin sifalo banko ka damialo ko resources bije sate dil nyanta ke nafa luntal be loru wote bo la resources tale ba tap le ba samal iko man la fal la jang that anger if you make them to burn the factory for sake because ngaji jande police le martante la problem wala jang bar ngaji la jande bin 2016 up to now ndama moda cases soldier buka long million ko jambe victim lon di 9 NIS hanbi me la case sol mo malo ya jambe ka mol kitindi 2 months 3 months ayesoro ya jambe la case bukata 1 year 6 months ndel nga justice department no soto nga loi no soto nga député no soto nga government soto bar muna nantel la government case sol ka delay nyum mo fa government sa stop nole nem me mo fa bala firinka la fa ya jambe bira 9 in me sol fa jam har mo to abuka mo taki nin salibe mem fala sa
waxtaan bi am na solo lool ndik topic bi dafa am interest because boora ni nga ko waxee tey mooy Gambia nu mu nekk di demee tey are we safe te fa naa ne wax nga yëpp man I don't understand what is happening in this country lately comme ni nga ko waxee rek we have been seeing a lot of things happening here ba pare lu gën a sad moo nekk things dafa happen fii nii ba pare doo digga investigation doo digga ne ki def crime boobu noonu apprehend neen ko taat nañ ko benn place you know you don't hear all these things li nga dégg rek moo nekk people have moved on from that one beneen ñëwaat na there's this picture going around jigéen boo xam ne dañ ko jaasi si ngaamam bi xaw ma laatul ku ndaw ma waaw ñu ne rakki jëkkëram moo jël jaasi mu dóor ko si ngaam understand nga man lu ma bëgg a wax léegi moo nekk where is the problem coming from is it ne nit ñi léegi they are taking so much drug in this country ndax nit ñi dañ amatul respect pour seen moromi doomi aadama ndax nit ñi dañ foog ne ok this is the new Gambia su la neexee nga def lu la neex te dara du si génn maybe I think loolu moo tax ba nit ñi nekk di def lu leen neex you see man dama foog ne nii ne comme ni nga ko waxee rek there are laws yoo xam ne yu fi war a impose nit ki da nga war a xam ne nii ne soo defee dara you have to be held accountable for that doo mën a jël jaasi nga gor nit si ngaamam bi next minute bi nga ne sorry Gambien bi dafa am benn jikko boo xam ne lu mu def rek su pere dafa foog ne sorry moo nekk di solution Gambien moo laa yaxal sax wax la sorry but su dee ne yow da ngaa def nit dara su dee ne da nga rey nit ñu jàppale yóbbu la mile to tëj la foofu for the rest of your life nit ñi léegi da ngaa gis dañoo bàkku sax man am na recently problème bu ma gis kooku mu ngi ko wax ne dama laa rey te dara du si xew te su ma duggee mile to 3 months rek ma génna yow foog nga ne nii ne yow suñ soo reyee nit ñu dugal la biir mile to ñu taaj la foofu forever ndax di nga génna waat ba yee nga ne yaa ngi rey keneen the way this country is going, it's alarming, and we have to really pay attention to where the problem is coming from. Gambian youth si legi rakaju nañ rakaju boo xam ne dangaa jotee ak sa morom next thing yow mënuloo jotee ak sa morom ngeen setul seen problème te génneewloo paaka sun area ñaari boy yi ni dañ jógee football benn problème yi affaire yi xaalis warga boy bi daw rek dem si kiram den indi jaasi why would you fight with your fellow mate koo xam ne sa morom la the same age the same size yéen a embody weight mënu leen di joxante kurpen ngeen wone kan mooy morom aw kan moo war a respect moromam o ngeen settle the case in a way boo xam ne da ngeen ni toog maturely but ku nekk da ngaa fa ne soo amee problème mu ndaw rek da ngaa dem indi gaanaay nga dem indi paaka nga ñëw 1 minute nga ñëw jam kooku noonu next luy happen mooy sa family dañoo dem si kooku family bi dem negotiate you know xale yi ñoo def nii waaye ñun xam nga duñ def noonu nañ leen jàppale wante nañ leen nii mata bi su génnee police yi ñu ne la nii ne xëj na lii nii duñ si mun a wax dara because of civil matter la oo nii naan de I don't know what is happening in this country the way the country is going at this point gisuma daal any safety fii nii if we're not careful whether ñu fa ne dañoo exaggerate or not that is the hard fact dëkk bi lately dafa bari okay every country loolu daf day happen foofu noonu but Gambia xamee ñu woon every day soo duggee social media di nga gis ayda kii dañ ko jam or kii dañ ko sàcca fii kii dañ ko rob and the way robbery is happening Gambia fii da nga defoon time boobu nga dégg broad daylight robbery da nga gis ay ñuy dugg si biir Western Union di sàcca seen bagage yi foofu noonu people will even gang rob you now at night am na benn jigéen mu ne moom dafa am ñaari góor ñoo ñëw ñu ne ko nii ne sa tànki moto bi moo paan kenn ki mu ngi wax side kenn ki mu ngi ko distract side gars yi bëgg pour mu wàccee palanteeram ñu sàcca moto bi waaye mu ne moom dafa just drive off rek moo xam ne ñii hit na gars yi dañ bu ko def dara wala jël mobile you know the way things are happening in this country now daal man I'm worried ba pare another thing tamit lu ma bëgg pour ñu discuss moo nekk gis nañ ne recently there was a video circling regarding naka lañ ko doon ooyee sax moom Musa Yali Bachili man I want to talk about the political aspect of naka lañ ko doon ooyee sax dëkk bi léegi nu mu nekk di demee kasa man dama waaru si dëkk boo xam ne doy na waar sali picca bu jóg nga ne da nga bëgg a nekk politicien man tey sax su ma neexee ëllëg ma dem Rio ma pati ba su ma yaram bi tas ma xëy suba ma ne man daal mobilise naa siree indi naa kii dama bëgg a nekk président understand nga man lu ma bëgg a wax moo nekk suñ security personnel si what is the essence of yéen ñu taaj leen foofu noonu ak IEC ku war a ñëw nga ngeen da nga bëgg a nekk président you want to become a politician in this country dañ la war a vet ñu screen la bu baax ñu seet sa background sa educational background understand nga ñu seet sa background when it comes to la yow tapalekat nga la nekkuloo tapalekat because dika bi ñoom nekka di demee criminal record you know criminal record because you cannot be a criminal and you want to run the state affairs duñ la mën a jox sun naka lañ ko doon sax sun government bi nga ne
yow yaay ron nit yi te yow yaa ngi am history yoo xam ne ya maara dee taali comme nu ko gars yi dee waxee dëkk bi lu waay neex def ku neex jóg nga ñëw toog nga ne da nga bëgg a nekk président yow musuloo plan sa life nga ne da nga bëgg a nekk président ana ñoom Obama tey if they tell you their history ñii depuis buñ nekkee seen junior levels sa lañ bëgg a nekk président ñuy dem school xam nga di mingul ak ñoo xam ne ñeen jàppale fi politics but yow da ngaa dem nga fo ba nga mag nga ñëw nga dem ba nga strand amatuloo xaalis nga ne léegi daal man nu ma bëgg a amee xaalis boo nekk xaar ma ñëw mobilize nit yi def political party su ko defee ma ne I want to become a president lii is an insult to the nation and every young person that is out there you have to be very careful if you are voting for this upcoming election because you know why politics is like a business just like you nga nekk an entrepreneur you want to become a businessman or a businesswoman any politician lii business la si ñoom su toogee doguma la de dañoo enrich ñi léegi nit yi tamit defuñ de waaw kasa but you know what I want to xaaral ma jeekali lu ma bëgg a wax boora balal ma rek you know because yow doo mun a nekk nit boo xam ne yow si sa life musuloo ko dedicate to the people of this nation amuloo benn plan sa pour nga ne da ngaa jàppale nit nga toog ba nga xëy benn bés rek nga feel ne o dafa am ku la advice nga ne da nga bëgg a nekk président nga ñëw nga ne votal leen ma so lu may wax si young people moo nekk if you are giving your vote to someone give your vote to koo xam ne oo nara ne nii ne he have the interest of this nation at heart ba pare am na yow sa future interest because you are not only voting for this person pour me enrich woppam they have yow sa future si seen loxo sa future doomi si seen loxo and we have to be very careful because the way this country is going it's very unprofessional Sali mun naa ñëw alhamdulillah rabbil alamin coming to the side of Musa yeri baccili bam fo Musa yuru baccili lo fo Musa yar baccili lo bam fo Musa yuru yara baccili this time around manta for allegedly Musa yeri baccili ngalo ba ke ko dona denkilo Yalong African politics, only 99% of our politicians are all criminal. Africa janum ni mo la takaka koditiote quickly aka venture into politics. Only African politics you see criminals are now involving into politics because they for financial gain reasons. Yes. Then they come moje from nowhere I do political more than Dangote. That's African politics. Yeah. So I mean for the young age. I think this politics has nothing to do with age, but it has something to do with your mentality. Yeah, the mindset. The mindset. Because Gambia, 99% of our youths, because youths are the young age of this country. We are 65%. Because it will mean chanting and drumming and eating benekin, using the social media to insult people because of politics. Because young people became it. Million there were former drug dealers, ye deportle, ye soronne, ye criminal code like that. What can involve into politics? Musa yeri Bachili, for Musa Yuru Yalaron, for Musa Trink Bachili. Bachili is a criminal and a confirmed criminal. How do you know that? No, how do I know? Ntamalafika diam. Ntanga molu lonne personally Milialoko, they are very close to me. You said and no, allow me Canada because I minke. Musa to tinyata junale. Yeah, Jawara I mean fako. Gambiano kataria diamula barela wulia fo mantaria. Ika kuwa fole jannabe fintila esakule barika minfa kana hapune. Musa yeri Bachili a problem o min create jang. Musa la nyunkuwa meta munu la jani. Muna nema Musa ban, IEC ma Musa ban. Before coming to IEC, Gambia police will be munela. No, Alinso. No, allow me Janim Besola. No, before IEC, it is not their mandate to arrest people. Because IEC rights sort of mentally. Ila political or never political con. Ila image atanista because based on your habit, your kuja okay. IEC for the rules and regulations or the acts they will apply. They either suspend you or ban your party for a short period. But if sometimes you can party your ban. Ne akara lafta kake rebellion phone call tijam. Isi party your ban nole. Come say you minke NCP la akakele. But your rights automatically party leader ya change IEC based on. But Bachili la nyentama IEC la step moyi. For you. Even if it's not back in no, allow me because gap la problem on mina kanjel. I'm coming to this gap. Niame angale kantonte gap mame la party ole de bar niame gap dawda wolon space. Alun gap mu haru boyole.
nim party wala ngaje janne itale du problème o soto ja nta fala du allegation because it's something transparent mo be ya janne du be ya la kafo be ko Gambia ja ko non ka kumo la foy gap la problème o la wat say ni Musa Yari Bachili killing a tele meeting commander was making a speech there against Lamin Boja ya ban ya bondi say gap la members o la demuna yalo nyim party ol mi alkeje ka form there are hidden agenda nyim party ndol mi be ka form nyim banko ka they don't just jump like that if formed that ni le man hania educational back no amanke actually they are hungry nyim party o dol bije they come up with coalition agenda. Yes. Ilamwe. Maybe ka bere keso ka kate keso divide. Ka regional divide. Amanke only fake for me ko gerrymandering or whatever. Yalo has something to do with demarcations of consequences. But nil man ko nil nyata to divide demarcate the votes. No, gerrymandering has something to do with demarcation of consequences into something. But I know this. No, that's what I'm saying. No, but they come to divide. Yeah, demarcation will have something to do with land issue. But they come to divide our votes. Priya Jibe, one of the powerful political party, can win the election now do the yelakan. Sama sin indolsike minister and ambassador. Musa Yeri Bachili, they came with that ambition. Okay, Bora. So, Mbatungana Kumofutan, Bachili land problem on Bachili Kuna. Asiata. I know. What is it? Bachili was involved into so many things. Mota fono na janko allegedly mbesiri na katonya for moeja. Musa ye minke musala kunu ngadula clean field. Banendiro minke ta musala. No, not only the banendiro. No, kanala. Not only the banendiro, but more for nanyende kamimbula. Ya understand le jang Gambia nga luwa sotole. Ya understand le. Imanye naka mo for nantrasilo ka ya attack. Faka be dunna moto kon. That's wrong. Yeah, it will minke no so doron bora I'm coming yalla nin to nyana ante malom Bachili ay muneka ya understand la munke mune mala aka muneka la life kono aka muneka ya kodos to aro mo be lo ya understand bari okay let the go fay mun tapale ke fay ke bari nin to nyana ta al ngafo ya understand le bari yem mo fa nang tarasilo kay ka video kay ba banen kan no mo be yana ko mo ni kan fata no me ma rek sali why tamit did me ma rek why sali ñit tamit do dem ñit understand nga simbeda bi nga ñoo fekk fu ñit diko saga ndey understand nga you have so many ways nga xamne di nga na mëna régler sen problème without nga gëna di video ñit ki diko ñoo dugal no même rek Bora no xam nga mom wax na waxam understand nga yow wax nga sa wax waye ñun ku nekk understand nga yow you have lolo ngay wax understand nga waye man fokk na ne that side ñom tamit daanu nañ fofu torop boru ñoo def loolu noonu waaye ji nga suñ fi toogee nekk waa loolu ñit yaa ngi wane même rek Bora ñit yaa ngi wane waa loolu moo baax muy dugal loolu tamit ñu ngi encourage loo xam ne Gambia tamit is very bad lu xew rek no Bora même rek ma ñëw lu xew rek fii yàlla saale fi nga finkete rek état social media nit ni moom moo jotee rek état social media du liggéey fii ñëpp di am bor non même rek sal yow doo wane musuloo am bor non même rek mais waa rek non même rek sali waaye fii ñëpp di am bor waa xam naa loolu waaye ko ini ne finti mila ni finti ta no même rek sali nga ñu wax fi ku nekk am Bora mi donto te yalo kasan so do businessman yi sa dañ jël loan si banque ba no just même no ba yalo kasan dañu la kan ku mo ok ali sama land rek ali so rek ya understand le momo na luwal be jere ni mo la ko ni ite mo yela ko dota mo ente la ko dota jeni be fin la mina na social media ka mari bana jiga luwal be jele ni yagi je luwal landi no même rek sa no but luwal you never saw na for luwal kasan so do mandi kasan wadi host iben solo dronga dia why ki lim def no kasan so do mandi no de nga ma man dama la kasan so do mandi fi man dama jël bor Bora da jël bor I don't support that side. You have individual debt, you have national debt, you have community debt. As a country, is a debt total. Individual bodies debt, bakar sa debt. Alami, ngana yalan kasa. Why men lolu sa is debt.
kasa No, mais loolu sa sali bor la. ki lay dorom muso do man din dorom man nak ko mo futandi ya kasa lata kuma kilim fole iko gambia kumuma anabima gambia mankoy e country dami ya loko series of killings were committed in this committee were committed allow me mo dol la fata gambia jang hani bi case solo amantano dulat justice delay justice deny Bari. Okay, just allow me to come. Okay. Ntani mantar nyo sabaka. No, but Kasa untodo mani. Kasa B. It already you are a brand. You are a public figure because of the nature of your job. Sunkura minka nana ke palato kaka yai. Nada da sera kunda marse ota dala so sunya. Kasa ite dala so sunya. Jumala bita viral. Ite bita viral. You should know if who you are a public figure. Yeah, mom bala no, allow me. Hey, more than in Sato Kone, they have $2 million is debt bail. Have you ever no, heard allow me Barack Obama? No. More than in Sato Kone, $2 to $4 million is below bail. But nobody will harass them in the street or disgrace them. You know why? Nyemuso nyenkenya. Bachili Noko. He has a dream to become a politician. Whether to do it based on hypocrisy, or whatever agenda or hidden agenda it is, best known to him. Yes. That's him. Name Bachili Alonko. He come from a very good family. Abatanandula Kendoloto. He got a name. I told you soto dunia yalo makamo la babu londo la babu. Yaman. And you have a political dream, political agenda. One day or the other, you want to venture into this state political affair, either to be one of a party leader or kake. Inyantale ye hakilo to kuo dolto. Nearko, allow me. Non canale. So wala can never be a more minkeka. Alam canal. Hey, land agent to your Lebanon Banco Camilla, the same piece of land were sold to 20 to 10 different individuals. They eat a lot of money. What they've been going to court coming, but nobody disgraced them in the street. Because of where Batili was disgraced yesterday, or day before yesterday at Canifing Court, because of our political position in politics. Ya kala wolto barnata na mantar politiko kon asika fam before Batili be dunna politiko kon Batili problem jamal so bar Batili bida dum ta politiko kon Nigerian muslimin kon na fututale ay nene lafta divorce la Batili la case solve yo sa because moneka nata politiko kon asika fam Batili ni muso meta problem o konole mo lebi jariya minke Batili make but they will not be disgraced but politics is open politics is too big Batili minkete nim modol lo mufang ye fa wole fisa because afo mandia Batili buka Gambian kol do morindi Batili mo ko di soto nim molbe Batili to kuyala mol mo time soto munebe Batili bulu ni ba fola this is hatred Batili fa manke one of the biggest party tija Batili la party is not a threat to national is not a national threat it's not a threat to President Jan Barrow because of Batili Batili la kafo fa na ya lo ja meeting ke camera fura lal janjanta to mambala ko bela no so that's true advice le dikam yalo sali put yourself into people's situation or into people's shoes. Nimusola problem or meta caring. Yama, I know a lady, me a problem also with Batili. They've been to police all kapako, you don't know who is this man. Adu Gambia than Nanta Costable. Because Batili made a name, he's in politics. While I kapako, you don't know who is this man. Why, allow me to come. No, son, Elameba. Gambia on Banco to side. Near problem also to done. Ila case ika batay. No man lolu man blame mo Batili man police la blame ñu wax lolu da nga xam kuy Batili ñom deful seen liggéey moy police yi they are eating bribe I don't blame Batili for that I blame the police for that bala police yi bribe man suma integrity matters than police being bribe xam tay police yi fekkata billions of dollars lañ bribe Batili su rusut family bi rusna jabaram rusna domami rusna friends am rusna party militants rusna ku nek gana Batili pour mu form party at mu okay bon do ndaka nan ku mo la fo lafta ka memfo wede hanama de bimbe bi kono e malon sama mimbe labanna isi sama nyasi ni mu moti si fankanta baki ngamin fo bi ni tata bi yen nan kabo su jeng ato ha bora yo repeat no ya repeat ko Gambia lam janti still man parede Lamine Kinte no ibe para Lamine Kinte ya le ben solale
Kasa kala nin kila doro ngadi amo kandi. No. I don't mind. Let me Okay, the boy that comes from After Italy. I don't know, $15 to $11 million is meaning go be a problem also. Wabola case keta nyadile. Fata to different platform abediamula. And Gorgumbu is almost head of the anti-crime. Yes. But there is no proper investigation, no thorough investigation. Hey, Gambia Katanya and Nimwal Batata, they will do what they want to do. Because the police are not playing their role. I'm not telling you why. Police are not fair to execute their function. You want to blame people for what they are doing. This police IGP would say, I wouldn't go anywhere. Investigation should have been done. You know, under normal circumstances, why Gambia Monica de Cabo Hamni that law was new like you and Debbie. Gambians like to hide behind Islam. We are very hypocrite. Gambians in Buga if you have the Lunda you do allow a yalla like you and Debbie. Batili na may bala. Why mo fi da hawa yalla like you. Sally, man lima la man for not disagree. Why Bora, but it's so dear why for no why. No, but the why no Bora, you don't me man no why. Bora if you want to feel 35 minutes. No, Bora want to feel 5 minutes. Don't you men you come you and that for da benga nyaka. No, even so la diamo. No. The me mo ki. Professional. No, don't ko ken mo. May ma rek man lima wa mo neka man bañu ma bacili lim def understand nga. No, you need bring money neka si bena len understand nga. So no dew mo rek way Bora daf de No. Okay, Bora wa mema rek ma wax. Lima ko wax mo neka ne Sali ñun ñepp li suñ ko gis nga li num xewé ni suñ nekké suñ ñëwé fi ngon ka ñi mba encourage kane Gambia ta ñaato because bin tol be ka sijane ka ha mo ni moy problème so ka finance social media ya na Sali bi diaw la jiba fa ka ngi ne ka al ngo stop ñun ñepp dañ di fight lool nonu mbé bo fight kare pour social mën ka findi anything rek so ndé mi fo la o mu so ñi ya na Sali lu be keri ne bari ma ngene ko findi fo mo so say nimba ci li na kam faata jenu wala ay fenke ñi na ya na Sali mu ne be kala non so rek mam balango be la understand nga waaye lu ñoom tamit lu mu def understand nga yow nit ki waaw lu mu def raytu mënu naa nekk di wax Sali léegi agree naa si li nga wax bàyyi ma la teralee na dégloo si vidéo bi ba ci li mu ko wax fekk ma kër soo dégloo vidéo bu baax waa léegi du ko dem fekk kër waa léegi jigéen bi waa léegi du ko dem fekk kër we're talking based on the health video because man Diop nekkuma fa woon waaw I was lying down on my bed listening to my music everyone so I hear the video understand I saw the video rather ba ci ni si biir video bi mu ko wax ne fekk ma kër jigéen bi according to her mu ne $500,000 lam jël mu jaay ko laani jàmbur understand nga kasa jigéen boo xam ne yaa ngi yàgga daan sa doole loolu moom dëgg la di ñefe lu ndaw loo am nga foog ne yaa ngi ko génne yaa ngi ko dem dugal fenn according to what she said nga jël ko nga jox sa xaalis bi nit next minute kooku noonu mu jaay la laan boo xam ne yéen a ngi dem back and forth we all know how court is understand nga am na yéen ay nit ki am na frustration yum dee am Sali man mii sax da nga fo ne you cannot really determine non da nga fo ne man mii sax man every month ñu ma fay ma jël suma xaalis ma ko denca tey ma war a dem jënd laan nit ki def ma lo foog nga ne man na ma nee waa du la nee non du ma nee waa xam nga people react in a different way waaw understand nga man mii sax du ma nee man mii sax waaw loolu laa nekk di wax man mii sax du ma nee understand nga waaye li ma try pour stop nekkul ne comme nekkul ne dama against jigéen bi wala dara de waaye li ma nekk di comme nañ teg lépp si loi understand nga nañ teg loi mu ngi fi understand nga nañ teg lépp si loi waaye nekkul ne tamit waaye ñoom tamit luñ def understand nga xam nga ne Bacili tam moom tamit mun naa suuga ak that side because kii mu ngi bugg a dugga si yaa ngi ko ñëw di ko attaque góor bi di ñëw di ko attaque non doo fa dugga bi gaay tuuti gaay xee non demal police waaye te ba police yi ñu fa di aatee ñooñu bañ loolu tamit ñooñu fan la ko teg non bañu ma li mu wax yëpp non li mu wax yëpp dëgg la de li ma wax yëpp dëgg la de yow tamit li nga wax yëpp dëgg la de waaye man the fact that video nañ loolu noonu understand nga yow nit ki mu ne faa dugga bés mu de nga naa ngay puus borom bi di ko dugga nga jël loolu noonu dugal ko loolu social media dugg moto jigéen bi mu ne ko bul dugg boobu puus ko yow ban luwa nga ba nga wane léegi uy ma Bora non so doro léegi yaa ngi Sali kooku diw naan sàccee kooku suñ ko fa ñëwee dóor ba dee nag te kees boobu noonu mu ngi koot léegi lu ma bëgg a bare la primo kede bare ko non may ma rek ñinen ka dadi because Gambia fii suñ tegee is saying that ko ni moye la dulo ta kabita ka e tita you should be suit to court du wajumale man benn question la am pour laajte moo nekk Bora lu la wax c'est classic example
gis nga nit ki am na yenn position yi nga nekk in your life loolu moom am na I agree 100% waaw loolu moom dëgg la moom tey yaa ngi jógee toog baat loolu yëpp dëgg la soo génne woon si mbedd bi nga def benn ting ku nekk dafa bëgg a wane ne non dégg loolu ma la mu ne ko lim wax dëgg la te yow tamit li nga wax dëgg la ñaata politicians ñoo fi nekk tey waaw Bathily warut a def loolu noonu man supportu ma Bathily de nit mu ñëw break leen saagale ndee leen woon jomas ma xaalis jomas supportu ma ko de GDC mu ngi fi APRC mu ngi fi PPP mu ngi fi NPP mu ngi fi UDP mu ngi fi even barki dee moo njaay sax docteur Ismaïla Cissé Pathé mi nu mu tudda CA mu ngi fi understand yow mi sa liggéey Kitabu yow ñëw na uy ma yow problème bi bu xewee da nga jóg yow da nga jóg nga investigate yow problème bi bu xewee da nga jóg nga investigate yow kii dafa jóg mu investigate yéen yëpp investigate boora lim déggal la moo wax Sali lim déggal la moo wax case closed non Sali kasaka kacha samba dani nga fale in a platform no itaka kacha samba dani no I will tell you no all this media house is supposed to be we are analyzing no yalo you not no bora ite keep over here hangale he bora you don't get no ite no kii du de understand no li ma ko nekane moom du de understand okay ni pare tanta sindeno la yadiam for the rest of the show okay go ahead bora down to satisfy people ndeman ko moto mom yalla ka diam just for the sake of calculating bora lumwa amanjare no lo mbitalo na tipa garas la nga may ko fi so who is you know I want to okay juma no just tell me so nangu ba so say nangu ba jumale bo ki ganja so le kan mo de o pour ñu tacul ko kan mo de o fi pour ñu tacul ko you are a host sometimes be professional do not attack directly you know when you are a host in a platform okay go ahead bora no wallo personalized or you go direct lumay wax ni yalla kasa ci li man kay bi kasa ni ko bu ma wax ci Bathily yalla kasa last week in Sita Jana we don't talk about problem o min ben kasa allow me to problem straight to the point kasa I am coming straight kasa just carry on no diam rek because if min ke kan it's not professional na data nyembe wulla nga match out you are demoting me ko diam say nga taba respect my ide ni mol be diam wala ka iko mol diam so ni be diam wala iko mol de diam what I want to come out okay go ahead bora go ahead left ka damning point amanka ko problem until we need to investigate ndala do ko momenti na minde ke kan social media mbola diam kanja but to investigate whether kodi ko mu toñata photo toñata that is the work of the authorities. But we are here to highlight the issues of those authorities and to analyze the issue of those authorities. Until we are just doing to analyze, we are analyzing. But until mental investigation, but need to go every problem for your investigating. Then in particular platform nyanta close la kerpatu nyanta close la all this media house nyanta ka close because alka report jolle alka ku jolle post alka tar sirin jalle do breaking news telephone way na do alko kare nyinke headline oti nyine kala fonti jalle sauna ta jam ay jila sauna ta je order di ko ya safe ya muna nal manta investigate no yalo ka damin foy professionally ni be media to ndel be min fo ka ngajele last week I don't talk about Bathily I talk about other issue but nga Bathily la ku jamalo long I have a close associate million ko ania issue sotole based on land issue problem wol min be keka yamay nga damin fo ko hanma di la position or you need to respect that thank you very much I will apply that so lafta ka damin fo whether Bathily or not Gambia kata nyami Gambia lol citizenol we are fed up adu banku dili ni fed up ta ikata aklema nyana minkel if the authority is not satisfying you they are not doing what they expected to do. They are not doing justice to your to our conscience. So allow me to go. So ñom suñ deful lolu légui ñun lan lañu def? No. We do what we have to do. No, kasa. Ni dada banko do la luat. No. But expose somebody who's yalla mo welcome for nyabane ndiro minke. Mo lota jane ko Gambia la constitution ko na bane ndiro tije. Comme ça ni moye bane nyanta sorona wala loi ya muta. Mo lota jane ko bane ndiro ta Gambia la constitution ko. I don't want to talk about tribalism. I don't want to but I want to bring something here. Like sen ke ba ko to lota jana ndiro ke jam. Gambia be ko. Like sen na ke stata min tole.
amanta dawda because more kamina for rumors ko there is no law stated in the constitution ko mi yafu nako ni bane ndiro ko nyanta ko sorone ko civil matalo fo mol fo alma ko har civil mata fama nyana tala court court for le lebul le sodo you have the supreme court you have magistrate court you have high court bar mol nyanta kalon nako court for le lebul le sodo bar civil mata man kanyinti ko it should be dumped outside from the court after another prosecution there are certain cases that you solve it at the police station. Community police abe kerin yes yame inspector mbubule anati janjawara la time community police problem o dol mi alon ko they are domestic at home level sit with those one with your alcalos and community leaders the elders of the council of your community you discuss those issues amicably but bachili la case benyaming is beyond that yame because ndebe mun fola mo kana jibe ko nyum muso mu foreign nationalist lete Senegal no ndela feeling no modi nga point o mien fo bachili muso banendiro min keta je ndemo accept because bachili la family abama makala kodi photo tonya bar musin no tata la fa desperate adu nim mo tata fa desperate luwa mala more than 1 year nin case bo on man na ko do soto malo luwa be tembe jumalto mabum berola man fen kala nganye min keten mol koy be lola be mbilim la ni atar ko bintel fo fende mbadi wala minti bin kam min fo jan to fal al nga tonya fo ñoy no jigen mi your the image you have as a aspire to become party leader or whatever then matanisha image alone because jigen mi felt me lolu was her only way out pour mumula get back to this guy because of ngi jël xalisam understand nga degala waru ko wona saga ndey understand nga ñun ñep accept nañ lolu but tamit we have to understand that a desperate person would do anything just to satisfy themselves so legi fi Gambia fi so deme so topé sa case top ko loi bi nek di tay elek yo da nga dem def la ne kassa lolu la bora wax dama la tere case mo fi nek tay non man mi sa deglu mo la bi yow musulo ko dega ci sa deglu mo la waye nga dega bu Bachili because of Bachili the type of person he is reputation am man lolu a whole party wa lolu mom is strong Bachili mom warta de pro man farle mo Bachili de no Bachili la joy Bachili kamin kumbo dembu la joy de barki dembale ako joy min kay love Gambia Bachili yala malole ja ko le kumbo Bachili wala malole kumbo because Bachili yala what is haunting him Bachili ko faru munto alo ay minke kum faru ite hey sondo mo buka balam to nyala momo be Bachili support la ya support minta support bar Bachili ma beng demam Bachili support Bachili ma ben defana mbafala boy ndama mo lu lo njal Bachili hani bisa dilo la ka dunga delo kono Bachili ma ben akam hani bisa dilo akam ma delo kono no Bachili ma ben bi ma ben sama ndefo ko ya folde man support mo Bachili dega man support mo Bachili a yen understand len hanga fi suñ de watan lego duñ de deglu wante moy problème bi understand nga no yo xam nga sama point way bora xam man support mo Bachili bora gis lo mu ngi wone su fekke da nga leka xaliss Bachili no du lo de ma fa Bachili de kasako momo ndin julo be lan kan ni atar ko julole be la adi lafte expose la go and arrange that one with the family of those guys you settle the problem because if they expose you we will talk because Gambia side ni nom de ku leb rek dina la video ku leb 93 born 93 coming to 1997 ta go smartphone si amul ni e natal wotu mo kulli lani hewole man natalojo natal tiyo ka carton bale ni ngala natalol be pe sabala ta ke ndawek la polo bala ndongo jer wol wobu ka bang projet to be Gambia je ka fa eba projet to be Gambia jang NGO lo dafa melni gawfa dende leb jigeni ñu de buga def njende njaay buga dem jël bagage yi Sénégal ñu ko de o eba tambo CRD bansang amna sen benna he tunkara la na almala yam fakay ela mando be do ko la bansang tunkara masimala ya fa kasa wala ko don ya don to jo wato cité majo radio basse e ka to commande listol to ko eba yamay nga problème wala foy yalon jam bebe siri nembe diamuka Bachili muna na mani wala ga ususui wason ga me dugo no nganale yalon nga dame foy so for investigation nana mo dol munte binkleti dol mum ba mala friend soleti so ma my sister ngatar sirim bansa radio basse ka fo ka alta e bala julojo ndele nga natalo ken na school programme majo marché to silo ka yentel ke polo le bala ko ngajo so ko dol bi je wol metale yalo people do ni ko de bulala media no ma ko bela
kafu almani investigate almabe Al Jazeera ñol ni CNN kamim bondi wala ka dangerous bar niaje media fana manta bacili no ma ñi meta folal bar ye jumal la je ya post bar bi nga musu ndi ñi jani bacili be confrontation that's the time media fana acta wa bacili lim def waru ko def mo bacili lim def tamit ko bacili lim def waru ko def lolu mom degala de yeen yeb li ngeen wax mom degala deka bi dañ wara indi laws yo xamne anybody ko xamne da nga bëgga juk ngene da nga bëgga neka a party leader to a specific party bo xamne yow da nga ko mobilize yow da nga dem ci sa bop koñ o nga dem ci nit yo xamne fil ngeen ne da ngeen bëgga tok pour ñew mobilize a party ngene da ngeen ni campaign pour become a president in this country dañ leen wara screen bu baaxa baaxa understand nga te nit ñi seen boppa su dee ni ne ñi tek ci département yoo xam ne ñoo am responsibility bi pour ñu def loolu defuñ ko doomi réewi Gambie seen boppa ngeen investigator seen boppa because of you know why ñi su ñëwee ñi toog nekk président whether you like it or not you will be affected because gis nañ right now dëkk bi du nekk di demee a lot of people are affected man bokkuma si benn parti man maa nekk façon nit boo xam ne man I don't have any party understand nga te man am na nu moo demee sa suma carte bi dama koo dem dugal sama biir safara bi ma taal bu ko def because you know why the thing is dëkk bi man fii lu mu nekk di demee gisuma ku ma fi doy understand nga everybody is thinking about their pockets nit ñi fii nii they are not patriotic dëkk boo xam ne ku nekk yaa ngi xalaat nooy amee gis nga yeneen dëkk yi naka la ñu dee rawee ku nekk da nga xalaat what can I do for my country but dëkk boo xam ne what can I do for myself how can I enrich myself how can I enrich my family ba pare dëkk bi moo nekk dëkk boo xam ne ñu pooy ñoo xam ne ñu ngi mel ni man ñoo dee bëgg a nekk ay président ak yooyu soo yow soo toogee yow $100 moo nekk sa biir po sa bank account bi soo toogee da ngaa lekk nit ñi di you know photo yi nga gis fii tey yëpp ñu bokk si political déedéet waaye dama de day strand ñu ngee ut xaalis ñoo te ñu form parti yoo xam ne comme ni nga ko waxee rek ñu am benn parti bu mag boo xam ne dafaa ñëw wax la nii ne toogal suma gannaaw suma toogee ma def la lii understand nga man de moom ku foog ne nii ne di nga toog nga lekk président de du suma carte moo la fa taaj parce que man dofuma pour voter koo xam ne fii nii gisuma ne yow am nga looy wone mun naa ñëw nto sinano yaalon Gambia la politiko be ñaamin fon sa understand Gambia politicianol jaw wolle ba futute ka wala itandi mol e ka itandi mol dal ko itali ba fututa mamoli nende because ndel fal kala no the type of people that want to run this country nkala no obviously these people are selfish e ka janne jef mom yalo ko claim himself as a party leader ambuketa yalo ila mo ka banna bu kana ja bu ka condolence ki bu ka fenki fontel ntel tam mira la ba ñoy sa sen koñi so demé sen koñi ñuy oy sen bo party leader sen tali sen yoni ba ngana sen community bi there are so many things you have they can fix ngay la medo party leader fa la party leader you call yourself as a party leader Allah korda fan problem o mimbiye mo ragler somebody that is even unable to become a family head you people want that guy to rule your country that's where failure comes Sali xana da ngeen fonde ñooñu noonu yëpp suñ taxawee ñu dañoo jël suñ carte ñu xana amuy followers am nañ followers ñu ñëpp am followers nsinano still Gambia la problème o be dami milka politiko kentel milka karto faintel lom problème o amanke ko the politician or opposition need to screen themselves we are the one who need to scan them we screen them but Gambia la politiko be center in damin we will not escape from this problem. No. My cousin, we are from the same community. The same tribe. The same tribe, the same religion. Okay. You know, petty things. Sometimes it's not about for min karanta back. Sometimes mil karanta back wala ka sunyarote. But I believe in competency and loyalty. Wala nyanta banko sambal. But whether you are a PhD holder, Ismail is a memfo. According to sources, PhD holder lecturer at the university. Ala la be londal fakwe arabu saudi karandiro laba malo double masters babul malo o mala personal life led adum banku diwlo ning atar ko ayisi la criteria ye min befo yo fulfill pour ka ke politician on but sometimes community mi bulate kono ntel nga lonne nga ñolonne
momin kende ata sobe ata bira dindinne kalon daji ko bukanuku jiko il faut mu feñ ci doomi adam ni ya kudi dora ka fan te dan so deme gan ci nga dugg ci biir kel mu xaar la ci bunti kel so yagge dafa lay fecce ci wala mu topal daji ko ni dara lunta yalla na man sa kiola man ke koy man karande e ka karanne e ka fahamule e ka londo soto kono to ku yalum jaw yalum hasidiya anin grit wala afrika say koma africanol be lecturing na university ibe international appointment no ngaje jani UN jam africanol ka kenya ton kolte egyptiano keta jele Kofi Annan keta jele adu modol be ba même problème oti jang gambianol jang mo be ka palaso nyini dina liggéey deka bi ku ci tok rek mo xalat bopam ñanta wala bulala ñanta ka tambo sifal this is not about youth. This is not about age. Milka foko ko ha pa bi manyana marloke la dinni la nyanta ka marloke ala mu muneti kandu mota fala ala mu dinni adu ala ka sampulol tana fole ke ba manyana marloke la nte mota doylu ak gor mo wara rule country foroya anin ka wasa wala ka banko samba sometimes it's not about education mota fala finance minister mankaram mota fala mo mankaram bari ka jemol mil play karanal africa leadership ikela pens and their knowledge ikole use kamola fonta ka tap because ika sunyaro dol ke buka long ni man karay to sunyaro kenola say mu debe banko sambala honesty mina ay sitolde gambela ay si ngamra nyanta ka dissolve ngafo mole jam that old man need to resign again, yeah. I retire ay kenyade anyanta resign na wala retire muna newo because muna mun tubabol yalla mala age be nyami manke politician do 2016 nyaaje dimba mam mala jang arani o meltamu o mano todo Omar Salla atodu di deputy IC chairman ala nuwolo enene maje banko kan karto e fayena lo presidential karta fayo kete announcement o declare for this the outgoing president result I accept in good faith I need to felicitate Français ko felicitation ayake I president congratulated kana for the votes we are not tallied in somewhere else problem okay no a dictator ala le jisma no kata don dimbaka bo banko kan I want mistake ko kel biringelo nun tubabo long advanced country South Africa nyol Ghana nyol abe resign na wo botaje my own region CRR GDC ni UDP misunderstanding natete ma UDP la winta hani ko GDC la e ko problem for ya samba up to high court the same man problem okay yalo sometimes ni fura da certain age ila mentality ke denied ke bat momin be ika kuma ni na si all of yeah because nyimbe da min santen a hakilo be ke ba kan momin be 80 something years ay kuna fo ngeen na tok ci place bobu non no yalo kasa palaso do be mona na bi ni malo sanda because it atala fo agree tanu pour ngamuru back to the pool Omar Salla fo juma wala ka ta kala ako yaya boytale ibu ko sifa ke banko kan nindal muruta back to the pool ro yaya be winna problem wala mina eto kon dal winta e ko mistake ko kata ngamuru ko ta yaya ka winta mota sona dimbama mala banko kan yo problem sifa ke ko IC tuku chakani ndiamo be siari la kuoto sante nyanta tara registration obe on December 9 months 8 months dikabisa mondo sa pour yamwe parti gambela nyim parti jama babe wo manta samba dulat because nima mo soto tita mollo ma dia ku yay ko mo de carte fay you own yourself your registration o soto bari ngasi fo carte fay o si amanka ko ale sonote e bete fansum parti o mollo jom soto le bora nyata mo neka dang dey am certain amount of money bore wara am pour nga muna am a party is it not up to 1 million yes 1 million deposit understand nga so legi luma bëgg wax mo neka most of these people that ñu ne dañ am party on their own ndax ñom am nañ 1 million munna I have they don't have 1 million no they have it be careful they have it no sali no before you form a party understand nga yo ndax xalaatoon nga xaaral ma dem ut 1 million pour ma develop my own community xam nga ñi naka leen former party so you 1 million boobu buguma no so you can invest no amanke forget about embezzle de léegi moom su passé loolu moom comme suñoo liggéey seen parti bi lañ dee am amount of xaalis lañ dee jël xaalis ñu waaw léegi bala nga liggéey parti pour am xaalis boobu ndax yow doo foog ngeen ne non sali forget about sali xam nga 1 million boobu rek lañ nekk mu tax ñu ne ñëpp ku nekk fii sa interest seen interest loolu loolu laa nekk di wax gis na kenn yo yéen naka laatir ku naa nga jóge te baakote ok baakote yéen seen yoon bi ñaata ñi dafa nekk ñu am xaalis seen tali ñu ngi baax wala baaxul ñun baakote si biir area boobu noonu suñ tali moom comme nu mu war a mel xaaral maa ngi ñëw nu mu war a mel
What? Kasahara man yow. No, but I don't think this has nothing to do with that. Nani kasambulo gis nga lola la wax ni nit yaa ngam xaalis understand nga waaye ku nekk lola la wax ni man suma biir kër rek lay defar tali understand nga kenn du fa defar because you don't want ne baakote kenn nekk fa ku am xaalis no baakote bari nañu understand bari nañu am xaalis waaye tali man sa sama wulin kama xoolal suma tali ba lu ma la bëgg a wax suma tali ba yëpp baaxul abi yoon betea tali nu mu war a ministre kiram baa ngi ni tali bi yëpp baaxul understand nga waaye ñooñu duñ wax ne ñëpp ñooñu duñ wax ne amuñ xaalis boobu noonu pour defar ko waaye li ma laa wax ni moo nekk lu tax dëkk bi mu slow pour dem si kanam ku nekk sa own interest ku nekk loo am rek nga ne suma poche okay say eta la spirito be nyami say eta la spirito be nyami lafto sola idea kilina you don't have to sit down and wait till the minister do it minister fana nata ta yo silo ta ya concrete no not only the no minister kana maybe minister nyimbe siri wulun kamala bara mamboje foda tonya ebina modo lejala minister la selfista the whole willing command in Burfu silo te betara ya fana silo le damanta no kana no alami no hara mangenyo hanga development on nina to la banko dol biye di nyin KMC lom area council region ila area council le nyanda ka development ok central government ka fondi le ka dokol coordinate biniaji be bi birkama area council damma wanyanta tello silo be dadala foto tonya KMC fana ndamman be suda nyanta KMC be do kula la complex o area be aya doku nga development of before you come to individual sometimes nita fana ko be sila minister benta la ma fana ni minister ma ka itani minister ko am more patriotic than you ni tata yake tumanda se ka minister to wala bala bara hakilo ma wara na nyaaje do barke kanto sometimes action fana model fana biye nita wulta yakuoke bi ni tata gambisara no o mo le bota kon legi kon la mo killing gambisara hanga legi luma bëgg wax kon jarut ñu fay tax nek nga ci sa xaliss tax no ala men kanale gambisara mo killing na wulta sato kon ay la ma fan concrete sato be wulta momo ndi yela dula concrete momo yela first time sato fan killing be bokola na concrete bar minister fana na la spirito damman concrete kay polo saba foje e minantel killing la jala mbakela forumol kono look at the selfish minister aya fa ya do na man amam modol fana na ko koleyatal ban nin ko national interest we are talking of the securities hare Gambia be man but every day people are dying nobody know the cause of their death mo bukaje milie mo fa yebe muta ne mo mute buka kalanlo because gunjur berending buba jamme I don't know whether ex-fire service officer but delayed Buba Jamme. Boyo mi Buba Jamme bunkidola escaped a Gambia Central Prison mile 2. Wo weke no la nyadi le. I know a boy me taxi driver for Lamen Kerwan 2011. Aya muta kumbete aya fay di kolonkon. Wo fanan kanata nyem mile 2 le. Say momi yalon ko tata foya muta be mile 2 abe bulo kon. Mo fala ka kana tai milka tai wafi wolman kana no. Those that make sense. Not at all. Muna be mile 2 la contest prison director muna bije mol ka escape nyaade because momi mo fa berending I escaped a prison. Do bije wona ne taxi driver la fa escape. Yalla jani baba si lol betata dulal be betata nim banko mol niyo man tanka mol man safe. Forget about development. First development is your security, your own safety. Bandama worry wala. Model be Gambia bi wolman sula silola. Dol bije they need good health condition. Dol lafta jata kendala. Gambia da momi yalon ko from hand to mouth for aka kole yale. Model bije ni ko fombe silole kala kalero ko nga tabi nga do ba. Fombe street light tol do mala ba. Kende ya fa bla wadda Senegal. Waaw ligay nga Dakar ligay nga Senegal. Kon ñun lool soxlu ñu xana liggéey bobu leen def ci ñu toga talibi ota péage bi xama motol katambi yaajo akay banko la baluwo ibole betandi la yen na jata kende ya betandi ye security betandi ya jame birabi takan ay muna fo baroy aka ko do not joke with the security of this country bara ma fay ko price of commodities amo fight akay security dunia dawda ni man security soto iman safe ni man tanka iman safe ila biti ko sitar jande jiyo kalo ila biti kidal but ni watchman kendo tije motije sulbe bunda katela de yasamba will you talk about the streets are not good ibafala there is no security today the topic is about security ndel man sula silola because barobe silol dadalen ngaja 2020 baro bero la Gambia belokon san silol wol be dadalen hakalam be dadala base birjol be kekanya silol wol be dadaka kana fine wow say ndel lafta munala na security last time ko e lafta tala Ivory Coast Togo Benin Ghana
Senegal iko bo le nat la ye conscript into our police state police fo la nyanta kekeba Gambia dingli bija ye grade 12 bank your college bank your university bank how many Gambians are sitting here dole be jimoto la takala Gambia fa bi dan do ku ko ya ba koleari njang you want to bring the French nationalities to come and in charge of our police where are Gambians ECOWAS bijang Senegal sojarol bijang men no yalon ka tonya no already man fokk na ne ñu nekk fofu non ci service bo pare ñu leen wara empower understand nga before you go and bring foreign people export you have to empower the ones you have here already nga train them to the standard bi nga bëgg meet understand nga fokk na ne nonu ngay développer dika waye da ko mëna romba fi ni nga indi keneen nga ne koku nonu mu ñew développer ndax du this whole TRRC buñ toogee loolu la gaay doon wax nga ñu ne Jawara moo dem indi Nigerian si ñu ñëw ñu pour ñu train leen foofu noonu what happened chaos mooy ñëw happen rek understand nga so before ngay dem di indi ñeneen ñi nga am fii nii ñooñu noonu nga war a empower ñi ka ñu make sure suñ sécurité ñu xam ñoom lan mooy seen liggéey ñoom tamit yenn saa yi dama dee gis dañ dee am training naka la place bi tu la waat sax fële ñu le boori yoon yi sooy dem yooni Banjul bi fatana Bon Road déedéet du Bon Road just yooni Stinkona du Stinkona I forgot the name but dañu dem training foofu waaye training bi fu la lu ñuy yàkkamte mooy ñu jox leen sauce ba pare no diwlin soo lekkee sax doo mun a daw sa xol dafay lakka diwlin doo mun a train Sali no Sali da nga dem toog ñu train la ba pare ñu jox la certificate ñu fay la xaalis Fana loolu tamit de war nañ ko xoolaat nga dem si sa place fi nga nekk di liggéey loolu moom implement loolu ñu train no Sali waaw wala andi yeneen dëkk ñu ñëw fii loolu ni tata Afghanistan et tata Iraq you have the British troops you have the American troops kodi problème o membe Iraq na Afghanistan mbe yalo na kata Pakistan but ni tata je Americano ni la base lom British ni la base lom bari la president la Americano bi ke kanta e la banku ding le ke in charge la banku la internal security matters but wol bijele because of e la taka terrorism le eradicate because ya feel loko all this Arab nin terrorism sula la problem ol be ka bonan this Arab world so American ol bo interest la anila economic interest but ni na taji be tita wala state house yaji je ko American ol le ke kanta you know one thing is the problem nin suñu guy they don't trust our security I think that's where I want to come yeah may nte believe tawole Yalong ela security, if you undermine, I think the army of this country, they feel they have been neglected or they are undermined. Yalong diamo mandia, but it's not about politics. Mbe diamo falal. Gambia ni jututan na military lebe jutulale, but Gambia is great. Second World War, Gambia record le break. You go to Liberia, Gambia record le break. Charles Taylor be Morovia attack la Lumena. Gambia no le all the biggest camp conquer in Morovia. Gambian injuso jata hani back way new African be ka fala Gambians are small but they are dangerous they are very strong nim banko mo li nga strong tale ni ajanta man Gambia sojarol blame time moment na ya jamme balanta pour kaji at that moment any soldier you show your loyalty to the coalition they will handpick you and kill you so sojarol yeb ya jamme ye dala bala kote sita bara manke koy man la fi ñum mollade I think the current acting IG wala mala membeje anin the CDS ngamere nyanta silale enin commander in chief ya kacha because ndatarta no la na banko kan foreign soldier lena ya foreign police nate mbe the same uniform kono I see those people as no allow me it's not about politics I see those people as my superior where can ne kula fale nga fale ko kula fale do ko fale that's it ndata cannot be as a uniform manti ndebe campo kono Senegalese can't dictate in my own country I am not gonna take it yes be careful min bi yambi ninde ndat nata sita jang ndege nata sita jang mbacho nata sita jang nin kacha ka defante min ko bakel menna bagaso le finti no yalo memo problème no diga da ko wol e ba jibe yalo gambara ni security problème ya jamme bija wato minna Senegal buka hani Gambia nya aka follow ndal wipe man yalo military is not about the population but it's about tactic and the sophisticated weapons you have it's not about how many population you have ya jamme na la kumbe be ay sojaro li nga nyandile
yo subo do male adu Gambia jang no allow me iba fala ko yaya is a dictator but all the Gambians mbuka sila Gambia no ka hani la foreigner fal buka hani nyim banko kan despite the killings and all this ku jama kata jan but niyaji be bo na security be doya konolde it's not about politics billahi na sojarol be doya kon president no I love Barrow more than anybody but Barrow birasita he never pay a visit to all these military barracks ngaje jane ya jamme bo lantom bombota na Angleterre lumen na tata yundum barracks ya jamme kalero wuran the flies were in the cooking pot matalal aka you want my soldiers to die yourself will not live in this kind of situation sojarol al nganna sojarol respect ni ma deng luwala dem banko ka ye sambela masal court but definitely foreign troops tetaro Gambia will be Darfur Gambia will still in the Liberia don't the Sierra Leone on the UN mission but o makina wo banko deal me la nyanto soto la banko ka every citizen in your country your citizen first nyum faral min be ka kijang our police are able to handle it our soldiers are able to handle it without killing without beating they will apply what the law says but mi nyanta telephone nyandi la fanto nali ajibe ko the foreign troops adu parawala problem e ko wastata jele bari mam mogu ye dia mo gor nek one question to ask Monica as a come this whole police units and stuff do you have to wait for a crime to happen before you solve it or do you have to make sure there is no crime no yala memo problem no okay comme la neka di department bu neka dañ wara xaar ben nit ñi di ñew reyante bi ñu ñew ñu ne li mo xew no way ko wala you make sure ne yow dañ la taaj fofu nonu pour ngay mobile around to make sure there's nothing there's no part of fokk naa ne bay right tamit fokk naa ne bay right ñoom fokk naa ne ñoom bay right moom war nañ fa nekk understand nga war nañ fa nekk him ataya problème ñew ngeen ne dugal ak ki comptoir ki nañ xaar fi ñew wax ci mbiram man loolu laay gis ci police no 96 warta nekk lu way Gambie moom leen gis 96 97 98 what more this Jesus iko 90 96 coming to 97 98 yorofula lumo be Casamance ka fa je yorofula bansankol kata lumo kije wotumo yelo man ya daf ko may de yama faté dara yelo man bobam bi dafa alamane manen kafar kelay kulijiba eso kulijiba alamane manen kafar kelay antuman fana ngamira be balurine anen this Jesus 96 ibe bansam police station oto wotumo ya jame nyol sukuto freshly yorofula lumo to bansam musol kabana yorofula lumo to more than 18 gele am robal ya belondile ning AK47 nol wotumo mobile tekele kamusol la waletol beyele kamusol la kodol beta because I happen to yorofulal bar wotumo ye border patrol ta yari in force amanda wala de sulabe CRD ka fa marabu fal atele ko do soto narol bet in those days Gambia jam bara saitan wo sulani suto abotana yorofula lumo ta la narol be ko di controla rebelol nate nin kido cameraman be bansay ka fa mbay ya bun kido la keso chanda jal na onkul almane manen kafar kala dispensal mata theater la min touré wala keso ba this Jesus na la timo mol along the line with this kudang army barracks wala yo case lodge ka kuwani noma yol bayndi la foye la kidol be muta farokon adi manna da wala inate muta mintole ye muta bodale police lo muta biriye arrest samba bansam police station utumo nyin Jesus min bija police lo matinda baraketal ko if you work with bad people they tarnish your image but Jesus utumo CID lo mat atanin kuli jiba nyol nimo utumo ya jamela time lo tede in those days itate muta mintole Casamance nim bansante ma wulo ko yebe arrest la woni halo yenate kudam amiol call yebe sika kenat nante banjul so yale kaji be nyam police ka work tenne but sometimes ni nata jibe fan Gambia fala moto jam last time ngaji be la state central prison moto yirol baba na Casamance sojarol ni kido kalo siloka Senegal sojarol they intercept that no haral mangeño fara feñe jam fara feñe para Senegal moto londi la na para tek fo la nyanta ket nin kes min kata je Senegal ele ak wala nan ko ni aja security falan kasi hani de themselves fan foreign troops all can nonsense so kele ka accept is painful amanya neken ndalla mo lafta ke dal yen na security ta ya empower Gambia la ñu problème o min bebi ja amanke ko security ti jan to stop all these killings wala kuya banoje no
because munam problem odi they feel been neglected. Yes, and they are not paid enough. They are not paid enough. Hani buka mojo this nga ni su fekke file ko sa won ko cer. Ngane ko man yeg na la boy jambe na la problem o be ala security he don't joke with his servicemen. I respect le. Han amiole blondas kija yaya is with them. For indemnity cluster ya dundi constitution okon. It's student riot birakeraja. If even a gunman kill you as far as is in a uniform, lua man somebody more to be prosecuted. Ya kejel as indemnity clause in the constitution. So more for the kajivel. President or you should your first priority in to win the heart of your security men. Ye fenge. Bar tonya foman diar. Na police ni aja bi police be kete jaloti. Police yep sital bi lekana lekka. Traffic police. Tandi hani lan sino table ni wala be ka police mo le ya ngete. You content dum kuyato lom son kolom. Why dofal dara. Ngoromba. It's painful. Ika police jala uniform o sa kebata fo koma sota. Aka bendan ka kakara. Uniform o olta police fam koy wala nga police ja ala ku tomu scout le den kom. Bilet, nga police soldier boy, tara ko le ba. No, it's painful boy. Because you know why? These people, they are hungry. They don't have money. No, man, ñaata kita fe dawal mutu sa mutu so demé ci check point mi dañ la né jox ma dara rek. Duñ ko dem masla dañ la la jox ma dara. You know why? They are well paid. Wa lolu mom diga. No, because wal ñooñu noonu ñu ngi amé seen family ñu ngi fay am na ñoo xam ne ñu ngi fay luwaas nekkuñ seen kër yi lu on sanga ñooñu noonu su leen jowtee lu doy foog ñu nekk géwél si tali bi rek waaw loolu moom non yalla mo police le ke jalo mo le amara jal ba ko yata ñol tata dindi wolon jalo ñum police apart from police band police fansa ku nekk da fay ulti tama e ko mu da ci point total police hanna konto man ke sañande asa fay touré ku nan ko lo muti do mor la muti e ngo police fo mboy fo am pale police jala uniform o koma aya tampule backlight kakar nga do jala ku tona la den ko charafo la bal is painful hey boy nga police ja birin 93 wo junta ngamera la uniform kilo la babul woyo kula ya pass fa ko la falen so you know why I am coming to the am gatam I deal fanang ni kata IGT e kata police inspector general the police are your first children, they are your first family. Definitely. Amanke nyinti ko ni kata IGT dorong eta kata IGT le dorong escorto be noma but the police mi yakina yeka the police unity wolle ke IGT you have to look after them defend them protect them fight their right up to parliament level. Definitely. Army fana wonya wana ninna security man sakunda ye upgrade ye empower ye la salary reinforce ye salary increment londi ye uniform kendol oday han by right from police o manyana police yake la 30 years ibe loi so la yena bo ye pension idina dimbale tu yayla wato do dole bumi lo ma bang yini la dimbale ta in charge semester la cordal every police man sakunda nyanta la corda dila time patrol unit daf dan am goudi time bobu no man dama day gis comme police yi ñu ngi roam around goudi xam nga di dissolve this campaign yo xamne boy fa la ñoo nekk di pontaay bo so stone next minute mo ya nga xalat ni nga jëlé paaka nga won sa borom ya ko gina baat di police mo re ke bagé fi wa way légui de mom di nga wor goudi bi be fajar bi jot do gis man li ma leen dee wax rek so nakala police di wor ya ngay hif ka time jambe dende la kay yapa bu doy waaw man li ma leen man gis ne ali ñu ngi lappa police ñu ngi lappa c'est passé sen jiti ñom sen fi mu ngi fess ndeng comme ça domi i camera sama domi ñey sama ding so you cannot patrol your kids are going to school no lunch yourself you are hungry ita man fa mburo omelette fa madam you o sokola you expect the police to go and patrol accident you bari you nekk ci yoon bi yépp it's because there is no police to stand there police cannot stand because they are hungry because mu nekk da dundi bi yokuna price bi yokuna your salary is still where it is yokuna so you expect man police la ma am ñaar jabar hey luwa bu ñaalo mbar kasante police o dol dija woltente arrest la nim parete ni ngol jumpu hani nge febe boy la boy security dafa wara lekk fi yeb mu fess non diga li mo wax dafa important trop gis nga man lima deew all the time mané ñi dañ leen war di support all the time ñom ak nurse yi ak doctor yi because ñom lañ fi am understand nga ñi wa safety ñi wa nga wér gu yaram ñi because ñi ñom ñaar fuk na ñom ñaar yeb ci bena
side bi lañ nekk waaw understand nga dañ dee liggéey trop fu naa ne ñii daal waaw ak teachers yi aha ñetta yooyu noonu ak teachers yi gis nga ñii suñu leen try ñu fay leen good salary understand nga lu nekk because nit ki tamit fooy liggéey wax rek su dee ne ñu xiif ñoo amee dëkk bi understand nga so waaw aba ko yàlla baake niwol be do ko le iman salary betol so yàlla ko yàlla baake le pour wol fongo ye ku beto fonke because yaa ngi liggéey yaa ngi xalaat man suma doom maa ngi ko war a fayal school fees ibo do ko baake no ñaar la kene yaa ngi penguñi no même rek du nekk security du nekk teacher su nekkul footballer nekkul musicien non sal yo tamit soo waxee loolu non même rek yo tamit soo waxee loolu man tam moo léegi ñan ñoo faj suñ doom ñan ñoo faj ñu dee no kasa before mbe a close la yalon problème o be dami Africa governments ikela molu nene this is an insult yamay interior minister all the security sectors in this country, they are under interior minister. Min kante jakan. Momi yalon ko they are standing in the rain. Ibe lorin tilo koto. Ngaje jane fonyi jang. Police is to sacrifice your life. Troko nata dana traffic police otaka ayafa. Kununko that binta baji for binta jiba. Abe social media, abe Facebook. President onyanta katambi. Ye ro clear. 1 hour 30 minutes nyong. Eko moto man na tambela nyendola president la nyanta katambi. That police was there standing. Pour moto mili nyanta nala. Moto do kana ka ko hadi imanya na tambela nyenda. Moto ya taka boyta dinko ko na lanjurta. Right now wa muso lanjurta. Tata Facebook and social media bije is looking for overseas treatment. Ona no circumstances sa den ko worona yobu ñu fat. No nganale. IG la do ko le security ni banku do lo no e Gambia government su ko dola. Hani duntumala min bala so ko na be kala danko tetele. So wala kante jakal. You don't have police on me alon ka be banko la saf kam president la kana be silo clear ka moto yo taki. Biwa police is looking for treatment. Go for. Hey. This is a shame. Hey. It's not a billah wala go and see. Wow. It's painful. Right now. And you want my child to do No. Yala ni ko ba no sali. Ni ko ba follow na mo be ka te kala police o mo be ka te because there is somebody who sacrificed with that lowest salary. Yes. I time detail I yeta currently. So no more for come say so why some don't do your teacher, do like a teacher. You are not fair. You are my allow me. No. Yo kula jangal. Ko jis ni sa henna sa tay anut. So sometimes ni ko be ko be jube la wanya. You don't have to look at this government. Ndam no allow me. Sa I'm not sacrifice. Man hanga. No Sally. Wodula, you are my sister, you are my friend. But I disagree. Allow me to cook. But that is your own. Kasa, no problem. No, Wodula, mota. No, allow me. Hanatar bi, niaje taka kinodom. Niye TRR jube. Esa fal ning lantombon tamba problemo dunte tema. And Esa fal is one of the senior lead counsel in this country. Momi alonko even international tribunal ya be head le keta nyato faya ke man of the year. But nobody is above mistake. I commend kijele mi alonka soldier role demon. Lantombon ko these people serve this country to their best of ability. You should not define our military like that. You talking to a country, not me. Beyond confrontation or sort of chairman na onkulata. But Esa Natal to correct himself and to rectify himself. Akako, these are the soldiers. Niaje bimbesi no every day. Me and my family. It's because of these soldiers. So sorry for that utterance or that comment. So kuado bije ni ko be kam fala government kan. Ebe wato dol fana for sacrifice. Ni molu ni ko be. But you will you sacrifice? Juman. You so ame dom na dina neka. No, allow me before time o banta. Mbe jabilendo. If my kids prefer to become a military. No, I'm not saying military, a teacher. Mbabula. Or a police. Mbabula, because maybe there no time of things may change. Well, No, but if things change, then allow me professionally. But as of now, now, condemn le. no. Adu ku kilinda lafta kajele la na kumoka. Whether more kanajibe ko political. Alu nga kata banko hako momenti nga diala. Wala nyinti ko each and every individual I mean deserve. Kodo mimbe Central Bank. Senegal banku din la kodola. Mo kilinta keno la minister ti jang. Ye vila lo, ye kuol lo. Problemo mimbe jang wala nalbe hawji kan. Sante ko 15 million wala filter nawek la account. Ajib Bank. Almaji social media. Emani. Ngaje. Yame. So for the nyanta keke bank, where is the security of this country?
fo Ajib Bank fa nim banko dolem folo jani benna we blame la Ajib Bank la security be min mané who took the money de man no mun ta understand halis bobu non naka la mun a gé la wax kan ko jël halis amu tankam Sali kasa bi ni yata sindi computer ko do suñano la because financial buhaba sollo ko keno bar bank wala ne ba hawjirin time ko to kata dami no allow me level signal kay ko tay no mo me signal bank bija commercial bank I want to tell you mo nyinin ka jumalo commercial bank yani nyinin ka lawyer jumalo batama quality ay problem o create jando fo mina commercial bank sous la côte manjare ngo story fo bi nim dula dol moti bi Ajib Bank la responsibility la moti before nawe bank be min sino because nawek la accountant or tasiring Ajib Bank more the trust less of confidence so now that this is a clear indication for our banks are not safe. Arab Gambia Islamic Bank you min command Arab Bank is for the Islamic Bank Arab you call no interest no riba no nothing 15 million kafila tell account. Okay. Why is that bank is qualified to become a bank? I wonder. Ntata Nawek Nininkala. I will come to Nawek next time. Yes. But that bank ngaminja allegedly nintonyalam. Then Ajib Bank, Central Bank Miyalanko is the father of all this bank to oversee that bank. That bank. Ngameres right now puru mbe fenke kumandela bua sedi. The governor of Central Bank. I will Ajib Bank la kuola akiski. 15 million no filter bank ntata institution. I will blame the bank. 15 million. 15. You for 1.5. You something 15. Okay. Alaji Bora, ala baraka wake sali, ala kachal kumaya, tabake bi kachal du tele ngalo bi do nimbe nyo kurupe na jambari. Ebe koronto in time wala koro ko kata dula kumol bi janne mamban. No, bari time yeah, next Saturday nga traffic kilo continue ka kachal du tabake le. To be continued la. Wa waxtaan bi saf na torop sali mer nañ fi beñ buga li fi na ak yoy non fi. Comme niko Bora waxe won commencement bi suñ fi waxe lu baax ci yalla la joggé. Suñ fi waxe lo xamne nak melon na len o kontanu len ci ngeen xamne ni de suñ ñu la joggé te ñu ngi jégal ci lolu Alaji Bora aka ca kumata wa ken sali ngal be tentu ngal jay anina technical Omar fanang ba tentu la Mustafa ni Siriani Charles bi to lebe yang ba fule ko ya baraka ba ngal nal be signal kan ko tay mo bantale bare ala baraka ba Alaji Bora na partner fanang anina sponsor le tol fananta nyina lela Bel Aqua IJ investment gamtel yona balu ba fule ko ya baraka ba atol fanang manyina la de milbe sirinje be ngale comment laal ngale ba kanne anina broda fananga King Eso ate fananga ato kan mbatu ngani alab la ñola rek King Eso mba de fanan tentula mba jayila ani mba kutu fanan ate fanan mun sister kenne ba alti bebe tentula bebe jayila Alaji Bora fo lokum ko tek sali bye
kase diwli lanni maaro lanni fop lanni awa joni mi anda honno gerdeten e ngal ɗo sabu e ngal ɗo Ibrahima jonnal taw joni mi anda se yahay kapitiki ñawloɗen ha humpodire makko est ce que noon e warude waɗen noon awa ane ko de Ibrahima mama ko to woni mo Amérique ko Amérique a woni kede humpitaki fiɓe musidɓe men baluwo baluwo ɓe andanɗa kala ko wawɗa wonde e aduna o si a rewi e juuɗe maɓɓe a jonnay ɗo dépassement o Gambia hara no weeɓi a yahata kadi taw ko mbuɗi ɗi no ƴawi walla no jippi ɓe haalantama ko kala ko falɗa ko sengo ñamete ili nebba maaro basal pomme de terre kala ko rewi ɗon a hendoto hara no weeɓi kadi wona ɗum ɗon tum ɓe jonnira e mobile phone siko ɗum kadi laptop kala ko wayrode ɗi hay kaspawa ɓe wawma jonnude kadi sa fala humpitade ko weeɓi ƴettu Google account ma joni data ton waɗa download app maɓɓe on ayiyay kala ko humpima e maɓɓe ton ɓe weeɓi hama ka wonɗa wo e aduna on kala ko wawɗa a jonnanayi wonɗo ka leydi men Gambia ɗo dépense hara no weeɓi hama si ɗum noon fof no neeɓi immoɗen joni mi ɗowtama ka place maɓɓe jano waɗen joni iya heɓa ko falaɗa waɗen kisam When we touch down, better broke down. Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. That's so she became mine and see the Love like fire. Wow. Love like fire. Xam ngeen rek affaire bi xam ngeen fan la skincare la 2020 lañ wax de waaw fii nag mooy kër fan kër zero tache perfect skincare saa su ne rek niñ ko dee defee rek loo lañ soxlaati rek maanaam bu ngeen am problème ci seen skin yéen xam ngeen fan la fii ngeen di ñëw suma xarit yeeg am di jàmm yi nga xam ne taas daf lañ sonaloon xam nga doon xeesal ba la ka xum éneew ma lañ ko nag waaye just in case comme ni ko gars yi di waxee rek en cas just in case loolu xew xam ngeen fi ngeen di ñëw skincare plus si yu baax rek la ñoo dox nag ay baax rek fu ne la ñoo dem ci réew mi di lañ indi rek nag products yu baax du Paris du Italie du USA du fi mu nekk nii sax boole nañ ci nag Sweden fu nekk lañ leen a indilee products bu dee tamit nag da nga ñuul rek ñu lay jamaa natural beauty that melanin dripping we do have stuff for you as well emuñ si skincare products rek ñu ngi ci cuub yi tamit fu ne la ñoo jaar in fact sax last commercial bi ñu defoon waxuñ leen woon ne dañoo dox ci ay kawar 9A grade rek nag waaw we do have bundles as well hair si lu ne la ñoo dox ñun ñu ngi ci rafetal jigéen rek luy taaral jigéen rek waaw boo leen di tukki tamit bëggoon rek classic suitcase ñu dañoo dox ci ay Samsonite duñ dee indi any brand of suitcases though other than Samsonite comme li ma dee wax rek boo eggee airport dëri Samsonite dafa am nuñ laa xoolee waaw ngeen ne lan nag waaw skin ci moom la ñu gën a xamee nag skin care products ci moom la ñu gën a xamee ñu ngi dox tamit benn tey tamit si ay dàlla man waaye man nag skin care mooy suma specialty xam nga rek jigéen bu sa xar kanam réglé loo def mu jet am nañ Patricia Reina Kiwi Eye the whole range Lighten Up Gold Tomatine I mean the list can just go on and on and on and on lépp loo xam ne rek luy taaral jigéen la ci yooyu rek la ñoo dox skin care plus nag emuñ si Gambia rek ñu nga United States ñu ngi Gambia fii ba pare bu dee yaa ngi anywhere in Europe
mun nañ la ko mail within 3 days rek ñetti fan rek nga jot say diw amuñ si loolu rek dañ laa consult tamit balaa ñu laa jaay diw dinañ def a free consultation pour wax la rek exactly li nga xam ne moo méngoo ak sa kanam dinañ leen wax tamit ne rek am nañ perfumes, fragrances, men's shirts, accessories. We do dresses as well. We do blouses. We do shoes. Name it, we do them. Skincare Plus 2020 is our year of perfection. Zero task. Fi mu nekk nii réew mi fii kenn waratu fi defee task kenn waratu fi am problème kanam kenn waratu fi am problème picture boo ko amee dafa fekk ne rek ñëwuloo ci place bi fii.